seen nekkin ak seen doxalin ci wàllu liggéey bi daañu ko jéem a càmbar ci émission bi donte dina gàtt lool ponk yi ak yu ne mel ngir waxtaanee ko daañu ci ànd ak Tuuti Mbay bokk ci taxawu Dakaaru ñoom nag ñoo yore maire bi si sa tembe Tuuti Mbay ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax di la dara. daañu ci ànd ak madame Khady Diop Sow bu APR madame Sow ñu ngi lay nuyu. Ndiaye Dos maa ngi lay fay comme ni ma ko waxoon sànq rek di profiter ci occasion bi di nuyu suñu coordinateur monsieur Amadou Ba moom mi nga xamante ni bi mu ñëwee Parcelles ci la carte gi leer maa ngi lay fay. lu carte gi leer nu mu leeree yéen ñu fëgg leen ba seen. fëgg xamu leen yoon wi ngeen naan ay Amadou Ba. Amadou Ba lu mu mën a indi Parcelles Assainies. 5 jours la fi def. micro bi. def kenn deful 5 jours lañu campagne fii ci référendum bi am na résultat bu leer nañ boo xam ne kenn du ko werante. référendum ngeen di bàkkoo. waaw mais moom lañ fi fekk référendum jaar jàll. waaw même lañ fi fekk ko dafay sax yéen waxuñu leen ci élection locale yu ñu leen fëgg. xaaral ay référendum yoo xamante ni takk ndeer la. waaw mais xaaral li ci des di ñëw parce que xam nga élection dafa am période te période bi ñu tombeel période référendum la tombeel élection législative yi mu ngi ñëw élection présidentielle mu ngi ci yoon bi yooyu yëpp ñu ngi koy toog di ko xaar. Ahmadou Ba bu leeroon koppar yu réew mi mooy gën a leer mooy gën a baax ci askan wi. loolu waa FMI xam nañ ci dara waa BAD xam nañ ci dara waa Banque mondiale xam nañ ci dara loolu boo mu ci laajee dama ciy kontaan ndax man mi nekk ci économie bi xam li nga xamante ne ñun moom lañ fi fekkoon doon ko liggéey ci pendant régime yi fi jaar ma fekkee ñetti régime yoo xamante ne amul benn boo xam ne liggéeyu mag moom ñii liggéeyul ñoom ñoo ci mën a bañ a wax dara waaye man am naa ci bilan bu leer nañ. dette intérieur bi bëri na entreprise yu ci bëri ñu ngi tëj li ko waral duñ business wax nañu lu wér te wóor que ni Sénégal coow li moo bëri rek mais ci réew yi nga xamante ni ñoo gën a dellu gannaaw Sénégal ci la bokk cela veut dire que ni régime bi fi nekk seen liggéey ni mu waroon demeewul noonu c'est-à-dire attentes yi askan wi waroon na doon am ci ñoom gisuñu ko ci muy maanaam Macky Sall ak gouvernement am dañu tas yaakaaru askan wi nañu ko wax. xam nga loolu lu ko waral dette antérieure bi ñu fi fekkoon terewul tey ñu yóbbu suñu économie à 6,7% ci économie Sénégal boo demee ci PIB bi nga xool li fi Amadou Ba liggéey économie wane na ko. mais xam nga Mali fan la toll yéen PIB ngeen di tiitaroo. non du PIB bi ndaxte xam nga lu tax ma ne PIB Mali bi raw na leen. non Mali rawuñu de. Gambie bi léegi mu seen leen. non réew Burkina Faso mi ngi ci 2 chiffres. xoolal Côte d'Ivoire bi jógee ci guerre barki Dembo Ndiaye mi ngi ci 2 chiffres. waaw mais Côte d'Ivoire avant ça ñoo jiitu woon Sénégal Côte d'Ivoire ñoo mosoon a jiitu fii. mais ci guerre la ñu jógee. waaw mais bu ñu jógee ci guerre ñoom dañu am ay ressources Sénégal amul woon pétrole amul diamant amul or ñoom am nañ seen cacao am nañ yeneen ressources yoo xam ne tey moom nañu développé ba am seen budget mu mën leen yor mais Sénégal amul loolu ñun lan lañu am phosphate lañu am amuñu pétrole amuñu woon diamant amuñu or donc ñun tey déjà li ñu def surtout le projet Sénégal émergent loolu c'est à apprécier parce que lu tax xam nga lu tax slogan la Sénégal émergent slogan la dinañ ci dellu si léegi ñu dellu si waat bàyyi Macky Sall ak nguuram bàyyi Ahmadou Ba ak liggéeyam mu jéem a joyanti Sénégal comme bi gën a mën a ñoŋ plan Sénégal émergent ñu wees slogan jëm ko jëmmal nit ñi mën cee teg seen bët dañuy dellu si ci yor ak doxalinu Parcelles Assainies tuuti ñaar fukki at yéen ngi koy màggal particularité bi lan la ba tax ngeen ni da ngeen di màggal ñaar fukki at yi. Ndiaye Dos maa ngi lay nuyu sànq sama nuyoo dafa eggul maa ngi nuyu sama collègue conseil municipal yi nga xam ne ñi ngi fi toog muy sama yaay yi ma jàkkaarloo maa ngi leen di nuyu bu baax du public bi yëpp maa ngi leen di nuyu waa Parcelles Assainies yëpp di nuyu sama sœur Khady Diop di nuyu sama sœur yi ci gannaaw. Ndiaye Dos boo déggee ñu ne dañuy màggal Parcelles Assainies 20 ans am muy commune Parcelles mois bi lay am 20 ans muy mois de juillet bi ñu nekk ba décembre loolu yëpp suñu fête la boo xam ne dañuy màggal commune bi parce que ñëpp xam nañ commune Parcelles Assainies yamul ak benn commune ci Dakar kon bu ñu yàlla mayee. lu tax yamul ak benn commune ci non yamul ak benn commune ñun communes yi fi nekk ñëpp boo demoo Dakar 19 communes yi fi nekk yëpp ñëpp ci parcelle la ñuy jël moom lañ def exemple ñëpp parcelle la ñuy jëlee exemple. mais non dama ni particularité bi lan la parce que du parcelle rek moo am 20 ans. mais communes yi nag ci Sénégal yëpp am nañ 20 ans. waaw ñun nag parce que ci décentralisation acte nañ jël 96. ak léegi ça fait 20 ans.
donc commune d'arrondissement yëpp yi nekk actuellement ni commune de plein exercice am nañ 20 ans mais particularité bi lan la war a nekk ba Parcelles Assainies mën a màggal 20 ans te ñeneen ñi màggaluñu c'est-à-dire am na lu war a mën tax. waaw am na lu tax parce que ñun li ma la wax léegi rek moom laa lay wax dañ di commune boo xamante ne yamuñu ak benn commune parce que ñëpp xam nañ ne acte 3 jaar na fi acte 3 jaar na fi déjà commune yi nga xam ne ñi ngi am problème mu fay seeni agent ñooñu amuñu jot ne dañuy màggal seen 20 ans commune ñun nag yàlla dimbale nañu ba masuñu ameel benn agent bu nekk ci mairie bi salaire te lépp loo xamante ni lu ñu war Parcelles Assainies la ñi ngi koy def comme ni nga xamante ni noonu la ko mairie bi war a defee ñi ngi koy def loolu moo tax nag ñu xalaat que ni ci suñu 20 ans yi war nañ ci mën a toog jàngat ci suñu commune waxtaan ci bañ nañ ko ba pencoo lañ ko tuddee Parcelles Assainies ñëpp ñëw ñi nga xam ne ñoom ñoo daggoon parcelle ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon njëkk a nekk ay femmes de développement ñi nga xam ne ñoom ñoo sañ ci parcelle ak ñi nga xam ne ñu ngi soog a dugg ci parcelle ak ñi nga xamante ne nag tey la ñu bokk ñëpp lañ ci woo. parce que foog tey la ñu bokk. tu fais allusion à qui. waaw tey lañ bokk bi moom sama sœur bi rek laa ciy tontu parce que parcelle fi mu ne coow lu bari na mais xam nañ ne coow li gan yi ñoo ko indi mais dëkk yi ñun duñu coow. gan yi mooy kan. gan yi mooy sama sœur ki mu tudd léegi muy Amadou Ba mooy gan parcelle parce que ñun 82 lañ dëkk parcelle masuñu fi dégg Amadou Ba man dama foogoon ne APR parcelle Mbaye Ndiaye la parce que moom laa ko xamee woon moom la doon àndal tey nag Amadou Ba moom ñëw na rek coow li jaxasoo na langue ku dagg dikk ne Amadou Ba ku dagg dikk ne Amadou Ba te ñun Parcelles Assainies xamuñu Amadou Ba tey xamuñu ko suba xamuñu ko ginnaaw suba. nañu wax quoi ah alal ji la parce que mooy ministre boo xamante ni kopparu réew mi ci loxoom lay jaar mu am nu mu ci mën def wala xam-xam bi la ci sa gis-gis. waaw man je pense que nag ne alal ji la man je pense que ne alal ji la parce que ministre du budget bu nekk jaar na fi mais Amadou Ba lii mu def kenn mësu koo gis ci ministre du budget de l'économie des finances kenn mësu koo gis c'est la première fois ñu teg seen bët en tant que ministre wàcc sur le terrain di politique di jël loo xamante ni campagne oui ou non bi fi jaar yow Ndiaye Doss oui ou non yàgg na la fi fekk est-ce que li nga gis ren ci oui ou non bi mës nga ko gis. ci campagne rek moo fekk ak bii muy ñaar. est-ce que mës nga ko gis kenn mës ko gis c'est la première fois nit gis loolu man maa ngi yow ñoo yam benn ma fekk ak bii mais li ma gis ci oui ou non bi mësuma ko gis ci benn élection oui ou non franchement en tant que ministre nag yore suñu budget vraiment loolu moom désolé ñun ñëpp moom affaire bi moom doy na waar daal. ñu ngi lay gërëm mais par rapport ak 20 ans yu Parcelles Assainies est-ce que yow gis nga pertinence su màggal gi. man de Ndiaye Doss da nga ma wax loo xam ne man dama kontaan xam nga dama ñëw fii lire tableau bi gisuma si lu dul inauguration foyer des jeunes rue Papa Assane Diop ñoom ñu def fi 2 mandats ñu ngi duggaat seen 2e mandat dama leen di laaj ana luñ fi def fii si Parcelles ana luñ fi inauguré. yow yaa ko laaj. waaw xam nga lu tax ñun Parcelles commune bi dina ne moom commune yi dañuy roy Parcelles. lan la ñuy roy Parcelles parce que xam nga lu tax Parcelles dañ ko doté budget boo xam ne amul benn commune bu ko am. yor xaalis ñoom dinañ leen fay parce que patente yeeg lii nit ñuy fay contribuable yi foog ñu fay leen bu ñu leen fayulee coow jàppaleen ndax xam nga lu tax du ñu ne ñàkk nañ ñaata boutique ñoo nekk fii ñaata investisseur ñoo nekk au niveau des Parcelles Assainies ñaata banque ñoo fi ne où est cet argent ani xaalis bi ani lañ si investir ani ñoom li lañ liggéey fii au niveau des Parcelles Assainies def nañ fi pabas de seen diggante bi seen couloir 500 mètres carrés yi si c'est bien vrai lii ñoom ñoo ko fi def. mais rafet na de. rafet na waaw baax na mais fi la yem waxaat ma fi ren fu mu am fan la am si Parcelles Assainies ndax xam nga lu tax ñoom seen 20 ans yi xam nga lan la ñu waroon a def toog fii nit ñi fekk leen fi ñu oññeeku li leen nit ñi joxoon ñu delloo leen ko waaw xam nga dañ ne Amadou Ba dafa ñëw déranger fi Parcelles mais Amadou Ba dañ fi am 150 mètres carrés comme tout le monde ma am fi 150 mètres carrés ñoom ñu am fi 150 mètres carrés kon fi la dëkk kon waruñu mën a wax sax ndax Amadou Ba dëkk na fii waaw wala déet ñoom seen maire fan lay fanaan Almadi may ma tuuti seen maire Almadi lay fanaan dëkkul fii. d'accord dëkku fii d'accord. dëkku fii Ndiaye Doss ma dama bëgg mu wax ma Amadou Ba fan lay fanaan ci Parcelles Assainies 150 mètres carrés mu won ma ko. la personne de Amadou Ba ne nous intéresse pas fii nii voilà léegi loolu moo lay wax li la ma la wax sànq ne la moom gan la Parcelles dëgg la moom gan la Parcelles parce que bu naan maire bi. non yow yaa ma xamul moom gan la waaye du ma gan Parcelles du am 20 ans man sama doom bu góor fii la juddoo. parce que bu naan maire bi du fanaan Parcelles moom wax ma fa lay fanaan maire bi unité 11 ak mu ngi ni këram. ma ne fanaanu fa fi mu dëkkoon ba tey fa la dëkk mujjee su ko génn beneen bi des mooy li mu ne daf ne nañ ko wax ñun li ñu def ci Parcelles
mën nañoo toog di ko lim ba suba te duñu pare. commencé Parcelles Assainies dama koy commencé ci unité 26 bi mu dëkk. wax kay buy génn këram di dem du dox ci suuf. benn tali boobu budget boobu kay lañ waaw même rek ma eggale buy génn këram di dem du dox ci suuf. waxaat leen ma feneen. bu da am toll woon nañ ay jamono foog naa ne talon sax kenn ñemewu koo sol biir Parcelles Assainies kon tey bu ñu demee ba nga xamante ni parcelle tey jii ñoom ñu dëkk 26 defe naa li may wax xam nañ ci dara parce que ku dëkk Parcelles Assainies rek danga naan 26 mooy ville bi wàññi boo gis ci benn la commencé foofu la ñu commencé Parcelles Assainies nag def nañ fi dara defuñu fi dara loolu moom kenn du ko naat table loolu mi ngi mel na nga naan gumba xool na baat bët mais def ngeen fi dara mais barki Demba Ndiaye dafa ndànk rek barki Demba Ndiaye dégg naa Khadim Gadiaga muy kaas seen stade municipal bi nga xamante ni parewul loolu tam c'est un problème. waaw loolu am na. mais stade municipal seen maire Moussa Sy wax ni xaw ma nangu na affaire yi ci Diop Sy xaw ma ba am na coow yoo xamante ni am na ci. du Diop Sy moo njëkkoon a yore marché bi defe naa Touba Sylla. non amul defe naa de. dama lay bëgg a wax rek ci maire bi nga nekk daa war a leer de li ngay wax amul defe naa de lu ma leer laa lay parce que dama bokk conseil municipal di am dossier. xam lan moo xew kon foog naa ne mën naa jox dama ne la stade bi Touba Sylla moo ko njëkk a yor comme entrepreneur ñu dem ba ci biir mënu ko liggéey mais stade bi du xaalis moo ko tere mu egg budget bi koy liggéey mi ngi tege sur place promoteur bi dañ ko fay ba di ko topp ay amende yu mu war a fay commune bi ñu résilier suñu contrat muy 300 et quelques millions yoo xam ne fi mu nekk nii ñun daf ñu ko ameel pénalité muy Diop Sy mën naa koo wax yoo xam ne fi mu ne nii daf ko war a fay commune bi kon xaalis terewuñoo tax te ñun sax tabax stade Ndiaye Doss du suñu wareef. ci la bokk waaw mais du suñu wareef stade municipal. mais du suñu wareef dama ne la municipalité mën na ci dugal loxoom 19 communes yi wan ma kan moo fi tabax stade nee ma rek maire bi moo fi tabax stade amul. maire Yoff bu ko neexee tabax stade ministre la. état la ne ngor état la ne état la ne. mais li ci des lépp waaw mais li ci des lépp xëy na suñu am jom ak suñu am fulla ak maire bi ñu yor bëgg liggéey mën a économiser moo tax mu fas yéene tabaxal ñi jeunesse su Parcelles Assainies stade bu doy nii te bu ñu suñu entrepreneur trahirul woon kon egg na te trahiron entrepreneur bi ci ñoom la. gis nga Ndiaye Doss parce que Diop Sy dafa ñëw allié ci seen biir parti xoolal. ni Amadou Ba mooy ministre du budget seen bilan gi ñoo ko bind programme ne dañ fi def stade programme fi dañ fi def stade multifonctionnel dañ koy def multifonctionnel te ba tey bàyyiwuñu defi foyer des jeunes ba tey bàyyiwuñu yaa ngi dégg stade defi multifonctionnel siège état civil mais defuñu fi dara foyer des jeunes dañ koy unir nañ ci teg seen baaraam amuñu luñ fi def amuñu luñ fi def amuñu bilan baa ngi ne ñoom ni lañ waxoon ne horizon 2000 ana lañ fi def nañ ci génn rek nañu génn rek teg baaraam dara ne li lañ fi def dagg fii passe dem ba piscine olympique pourquoi pas duñ mën a tabax piscine suñu commune te ñu am xaalis bi pare na dañ koy inauguré ci 20 ans yi la bokk ci 20 ans yi la bokk ñu war a inauguré ci la bokk am na lu gën a jàmp lu gën a soxal askan wi que ay piscine muy lan par exemple le vécu quotidien des habitants yi dëkk Parcelles ñoo ngi ci mais boobu ay waxi piscine alors que tey foofu lañ toll excès guñu ci gis nga fii Ndiaye Doss ñun amul benn touche booy laal fii ci Parcelles Assainies te waxuñu la ci liñ ci def boo ñëwee xam nga lu ma lay wax boo ñëwee ci mosquée yi li ñu war a def mi ngi fii mayoo ma eggale boo ñëwee ci mosquée yi jumaa bi nekk ci suñu wet muy jumaa murid bi defe naa bu yeggee tey ba yegg si fii mairie Parcelles Assainies dugal na ci loxoom ku fa ñëw rek da nga ñu cee fekk si loolu jarul ndam beneen jumaa bu nekk fii ci biir Parcelles parce que seen wareef la moo tax ma wax la ne la ñun li ñu war ñi ngi koy def suñu wareef la yéen marché bi nekk fii nii waa marché bi guuxal nañu leen waaw ci lan parce que da ngeen xëy rek jël marché bi gaan teg leen ay affaires yoo xamante ni mënuñu ci dara muy yenn affaire juuti yi ngeen yokk waaw marché bi cet gi ci waroon na am amu ci mu nekk lu de waar yoo xamante ni commerçant yi ci seen wàllu bopp tey dama leen topp rek mais su ma leen toppoon ñoom dañuy bokk ci émission bi waroon nañ ñëw pour wax la lenn mu leer ñun ba ñuy defal suñu liste taxaw Dakar dañoo jël délégué marché yi dugal leen ci suñu biir liste est-ce que xam nga marché bu dee bii nga demoon wala beneen marché boo demoon suñu liste taxaw Dakar 76 conseillers délégué marché yi dañ cee dugg boo waroon partout Dakar ñun kese ñoo ko def ñun amul benn touche bu ñu bàyyee boo xam ne bi ñuy defal suñu liste dugaluñ tax pour xam lan loolu lu waral loolu pour ñu mën a jàngat Parcelles Assainies coono yi jàngat ñaxtu li nekk ci biir gis nga marché yi ngay gis am na tey marché yoo xamante ni tey boo fa duggee fii ci biir Parcelles Assainies ñoo leen tabaxal douche dañuy nettoyer marché bi lépp lu ñu war a def ci marché ñi ngi koy def kantaa yokk juuti bi nag dañ koy yokk parce que xam nga lan moo tax suñuy charge bari na acte 3 bi metti na te bugguñu
ëllëgët ki si biir kenn taxaw ne mairie Parcelles kat li mu war a def defu ko depuis kañ la juuti nekkoon avant 96 ba léegi 75 francs la ñuy fay ticket fii lan moo fi yokkuwul Ndiaye Doss nee ma lii moo fi yokkuwul fii amul lu fi yokkuwul kon suñu yokkee dañoo war a yokk parce que tamit dañoo toll ci liggéey. Macky Sall ñu ngi koy bàkkee président wàññi. ñu ne dëpp mu ñëwee ba léegi affaire yi day wàññeeku rek. ñun moom gisuñu ko moom vraiment. gisuñu ko émergent bi mu wax léegi tamit xëy na ñoom ñoo ko gis mais ñun gisuñu ko. ñun gisuñu fenn fii Parcelles Assainies foofu état mën a taxaw rek ne lii man maa ko defaral état wala lii man maa ko def pour état Parcelles Assainies na ma ko won Ndiaye Doss. vraiment franchement man gisuma lenn rek lu Parcelles mën a taxaw wan ñu ne lii mën ñun ñoo ko ci def gisuñu ko. moo wax la moom li muy wax xam nga dana mosquée bi nekk unité 26 am na lu ñu si dugal mais ku laa dem jàkk da ngay wér hôpital baa ngi amuñu sax scanner defe naa loolu priorité la si commune. Ndiaye Doss parce que am na yoo xam ne pour wax la am na yoo xam ne hôpital 200 lits mi ngi nii hôpital 200 lits. yéen a ko wax ma ngi nii hôpital 200 lits baa ngi nii yéen a ko war a def hôpital 200 lits yéen a ko war a def si lycée Immaculée bi fa lañ ko war a def mais tegaguñ fa brique yaa ngi dégg léegi ñu teg pause ñu ne dañuy def jardin public rek laa la wax de unité 11 jardin boobu kenn tegagu fa pare na ci 20 ans yi dañ koy inauguré léegi le problème jardin bi ci 20 ans yi lañ koy inauguré kuy dem jàkka jardin bi pare na hôpital bi lan la manqué li mu manqué dafa bari parce que xoolal te xam nga ñaata def 2000 francs 2000 francs consultation moom la ñuy fay Ndiaye Doss waa léegi dama naan tuuti man ma déglu la dama naan man ma déglu la amul importance xam la mu am importance il faut population askanu Parcelles bi lay déglu yow ñu xam seen xaalis fan jël seen carte fal la nga nekk conseillère ci mairie bi kii it bokk ci ñi bëgg a jël seen place yéen kon wax ji non wax ji dangeen koy bennal su ko defee askanu Parcelles xadi ñu leen war a delloo loolu laay xeex ndax man nee naa leen yàlla daf ma teral may liggéey xaaruma politique du ma fal parce que ñi fi nekk sax politique ñoo tax ñu enrichir parce que amuñu woon fonction comprendre ñoo tax ñu enrichir amuñu fonction amuñu métier man dama am métier man dama am métier man à l'âge de 18 ans laa commencé liggéey amul métier politique moo ko def li mu doon. Ndiaye Doss an métier ba. Ndiaye Doss politique moo ko enrichi li mu doon. loolu moom c'est l'argent du contribuable. Ndiaye Doss loolu moom. wax ju yàqu la rek. maire bi fi nekk amul métier loolu wax bu yàqu la. waaw mais ban emploi la doon liggéey. ban emploi la doon liggéey maire bi fi nekk homme d'affaires la lépp lay liggéey. partout dans le Sénégal. man nag ñëpp xam nañ ne station gérante station service la soxlaawuma xaalis Amadou Ba joxaguma 100 francs. waaw d'accord mais dama bëgg population Parcelles Assainies li ñu moom ñu delloo leen ko. waaw mais léegi yéen mais ay ñu mel ni ñii ñu teg leen fii ñu war a liggéeyal askan wi seen bopp la ñu liggéeyal ñii ñoom seen bopp lañ fi nekkal. seen bopp lañ fi nekkal au ñii contraire seen conseil municipal. non sañ fi nekkee ñoo xamante ni gis naa ñoo xamante ni man tuuti naa man liggéeyuma pour xoolal taxaw di wax man dama ne leen ne àndaloon barki Dembo Ndiaye may Ndiaye laa parce que moom lañ parti bi teg kon tey boo yoree xaalis Mbaye Ndiaye la Mbaye Ndiaye la parti bi teg Mbaye Ndiaye nekk fi coordinateur Amadou Ba Mbaye Ndiaye nekk fi mu ñëw ànd ak Amadou Ba waaw mais Mbaye Ndiaye nekkatul coordinateur moom la fi parti bi tegoon waaw man fii nag ku fi teg man liggéey nga capen ngeen di ba cuut capen ngeen di ba Amadou Ba ñëw na moo yore xaalis bi rek ñu ngi leen di gërëm di leen sant Amadou Ba jox ma xaalis te yàlla xam ne ne ku dem Shell Médina ñu ngi leen di gërëm di leen sant voilà yor sama entreprise nag xaaral Ndiaye doon même tuuti dafa am entreprise kii si entreprise bi lay liggéey xoolal yor sama entreprise boo xam ne 480 personnes lay employé yooyu moom leeruñu moom loolu moom ay entreprise moom waaw ay entreprise moom man dama am liggéey ay entreprise ñu fa la ñu ay entreprise leeruñu ñu doon nañ ne entreprise dañu xale yi ñu liggéey des femmes dañu yore réseau des femmes waaw 150 groupement bi mën naa ne tey jii réseau des femmes boobu ñu naan RAFPA jigéen ñi ci lañ yendoo produire tey dama xam ne président de la république son excellence Macky Sall voilà ñu ngi leen di gërëm di leen sant mu nekkoon seen émission li ci réew mi ñu dem régie seetaan publicité jël soit ci waxtaan wi dëgg ak vite fait daal coono jeex na ak sa application vite fait toogal fi nga toog fay say facture Senelec ma abonnement TNT ak vite fait mën nga jot xaalis yónnee xaalis denc xaalis ak def say achat xanaa neex waaw yow mi bëgg am application vite fait demal inscrire sa numéro ci suñu 12000 points joni yi nekk ci biir Sénégal mbaa nga télécharger ko ci vitefait.net inscrire directement en ligne
bu ko defee nga jot SMS bu lay wax nga dem ci bépp point joni joni dugal sa compte vite fait xaalis ginnaaw loolu dinañu la yónnee code d'activation bu lay firndeel ni mën ngaa tàmbale utiliser sa application vite fait. Vite fait am na si bépp station essence bépp banque si boutique yi ak bépp point joni joni vite fait daal yomb na jëfandikoo gaaw lool teg ci noppale lool vite fait mooy kalpe bi gën taamu ndax mooy kalpe bi gën a wóor. Vite fait c'est bien fait lii mooy kalpe bi wóor. jërë ngeen jëf régie ci publicité yooyu la ñu dellu siwaat fii ci Parcelles Assainies ci buntu mairie bi émission bi dañ koy def ci cadre 20 ans yi Parcelles Assainies am ñu di ko màggal xaaj bu njëkk bi wàllu politique def nag deful la ñu doon waxtaanee ci biir Parcelles Assainies ñaareelu pàcc bi impact bi nga xamante ni liggéeyu soxna yi am nañu ko ci biir Parcelles Assainies moom la ñuy waxtaanee ak taxawaayu mairie bi. ba tey ak sunu invité Tuuti Mbaye ak madame Sow femme de développement dañu koy faral di wax actrice de développement dañu koy faral di wax ci loolu yéen lan ngeen ci liggéey yéen waa mairie bi ngir gunge jigéen ñi ci wàllu développement. Ndiaye Dos li ma laaj nag loolu rek mooy li ma gën a xam sax nag gën ko maîtriser gën ci kontaan ci laaj boobu parce que ñëpp xam nañ ne Parcelles Assainies conseil municipal depuis Tete Diédhiou ba tey. ba ci Mbaye Ndiaye mi mu àndaloon tey mu dem ci Amadou ba tey bi Moussa Sy ñëwee ñëpp xam nañ ne commission femme boo xam ne dafa nekk ci biir mairie bi di liggéey ci développement mi ngi doog a am muy Moussa Sy moo ko fi andi def fi commission femme organiser jigéen ñi ñuy liggéey ci développement te du organisation bi du jigéen ñi rek de ak jeunes yi du femmes yi kese la ñu organiser femmes yi organiser imam yi organiser délégué de quartier yi organiser bàjjenu gox yi organiser mënuma lim macha allah li ñu def ci développement moom foog naa ni Parcelles Assainies buñ tëddoon sax di ko wax duñ ko làmbaatu parce que tey jigéen bu fi nekk rek di fi yeewoo yaa ngi def say formation yaa ngi def li nga xam ne jigéen ñaa ngi lay déglu de. ci télévision laay waxee maa ngi jàkkaarloog ñoom seen présidente ngi nii toog mooy présidente réseau bi nga xamante ni 120 groupement la muy RAFPA seen présidente ngi nii tey nag Moussa Sy bi mu falee loolu ba pare groupement réseau des femmes bi mu koy fal femme Parcelles yëpp la convoqué ni leen utuma ci xàjj ak seen utuma ki bokk parti bële wala ki bokk parti bii parce que groupement yi boo ñëwee APR a ngi ci PS a ngi ci PS a ngi ci réew mee ngi ci bokk gis-gis a ngi ci ñëpp a ngi ci groupement bi te li ma lay wax SEDAF baa ngi nii madame Aw mooy directrice bi li may wax témoin rek ci télé laa nekk te ñoom ñi bokk APR bokk ci biir groupement bi sa mën naa leen cité boo soxlaa seen noo ma cité leen ñi bokk ci réseau bi pour wax la ne li may wax dama ko teg ci fu leer présidente bi ñu koy jox tamit mu nekk ku mat ku digne ku am personnalité ku mën a diriger Parcelles ba nga xamante ni bépp groupement bu fi nekk jigéen ñi li ñu war a def ci développement ñi koy def ñii Parcelles Assainies la mairie mi ngi jàppale jigéen ñi bu baax ngir wàllu développement subventionné leen voilà léegi dina jël soit ak yow subventionné leen suñu année bële passé muy bi ñu génn nii muy 2009 2 millions pour ñu def seen i subvention sans compter yi xaalis yi mu daan yëkkati di ko dugal ci biir groupement yi pour ñu leen defaral seen ay formation seen budget ñu parewaat jox ñu budget Parcelles ñaata la non budget Parcelles nag bari na macha allah télévision laa toog du ma toog non ñaata la non loolu dafa di ko lim wax ko rek nit ñi xam nañ ko yéen a fi ëpp budget du ma toog di ko lim yéen a fi ëpp budget te liggéey leen fu baax la bëri cat ci boppam baax budget bi bëri na ngeen jël 2 millions damay lim pareeguma jigéen ñi ñoo ngi ci 10 millions bu dul dëgg wax leen trésorière baa ngi nii mooy encaissé présidente baa ngi nii secrétaire général baa ngi nii budget commune bi ëpp na loolu amul budget commune bi loolu famille la de man mii rek c'est des association yi nekk Parcelles ay yi nga xam ne individu lañ nekk nekkuñu ci biir budget bi ku nekk am nga 2 millions subvention ku nekk am nga 2 millions subvention jàkka yeeg jumaa yi déedéet mayoo ma eggale fédération daayira Mouride bi fi nekk chaque année ñu am 1 million 500 télévision laa nekk jëwriñ baa ngi nii na taxaw pour wala ni la dañoo organiser fédération daayira Tidiane chaque année ñu am 1 million 500 seen jëwriñ mi ngi fi nag télévision laa toog de télévision laa toog wax fédération daayira Niassène 1 million waa léegi jumaa yi bépp jumaa bu fi nekk mën a jëlee xaalisu Parcelles di ko pasare ay tarixa yi ay lii nii
et la population dans tout ça. population bi lañ koy yóbbu. boo subventionné imam yi. subventionné délégué de quartier subventionné daayira yi. subventionné daara yi. kon ku la dese. santiruñu seen bopp ci mairie bi chaque le 20 avril. journée talibé. maître coranique yi 5 millions jox nañ leen ko. te dañ leen koy jox chaque année. te nit ñaa ngi yolaan ba tey. maître coranique yi. te li gën a neex kaay ma wax la li gën a neex. bi ñu leen di ko dee subventionné pour wan leen la mairie bi dafa am transparent bi ñu ñëwee élection 2014 yi dañoo defar seen liste pour wax leen te terewul ba léegi ñu ngi continuer liggéey ak moom barki démb lañ leen mujj. voilà ñu ngi lay gërëm kon loolu jeex na. ce que je veux dire mooy il faut que ñu wax population bi ñu respecter leen au moins jox leen lu concret parce que vous savez une commune. nekkul moom li mu wax kat lu concret la. non ay 1 million 500 ay 2 millions loolu kat lu concret la. te télévision laay waxee Ndiaye Dos association yoo xam ne ñoom seen bopp la ñu. non fédération kay fédération la fédération ñëpp ci man li ma lay wax man. fédération la rek avant ma bi ma nekkee Parcelles Assainies ba léegi. man mii Khady Diop Sow rek simple citoyenne. sama journée 8 mars journée de don laa koy def au Daara ñi may àndal ngi nii mën nañ kaa témoigner chaque jour ñoo wane ko si télé bi te xaaruma si kenn parce que amul tax j'ai toujours évolué travaillé dans le social. parce que li ma wax mooy nit ki fu ka nekk àndu waa yow ñaanal ma xoolal fii nga àndal bu lay jox nee naa la man dama am métier ci politique 96 wax dëgg yàlla 96 laa nekk gérante station service xam nga gérante station carburant la ñu am 17 moo ci yelwaan te daara bu nekk da ngay jot subvention chaque le 20 avril fii lañ leen di taxawal ci buntu bi sama entreprise chaque le 20 avril fii lañ leen di taxawal ci buntu bi fii ba fële yëpp man dama respecté population Parcelles Assainies boo gisee tey ma dugg si politique genre yu mel nii ñoo tax ñi nga xam ne c'est des sans-emploi mësu ñoo liggéey fen ñu xëy suba bokk si benn liste campagne électorale ñu gagné ñu teg leen fii xam nga loolu amul yow xamal sa bopp rek mais bul xam ki nga toogal le problème xamal sa bopp rek mais dama la bëgg a xam nga xamal sa bopp man ma xam la dama la xamal sa bopp rek parce que man dama ñëwul passé Assainies pour jaayu ak pour wane ni man maay kii non man jéem te fii noo passé moom loolu doxu fi wan passé wan waa passé Assainies man maay kii loolu doxu fi wanuma ko loolu doxu fi de loolu doxu fi ba nga toogee ba léegi sa bopp ngay tagg ñu nag tagguñu suñu bopp dañuy wax commune bi te population liggéey foog ñu wan li nga ñuy toogee ba liggéey léegi sa bopp ngay man tagg wax ma li ngeen fi liggéey sa bopp ngay tagg man ñu loolu li ñuy liggéey man xola du ma wax pour sama bopp du ma wax pour individu xam nga lu may wax damay wax tey le problème ande que population bi dañu sentiru seen bopp si commune bi dañu waxante dëgg mais léegi soxna yi nga ban population bu ñu sentiroon suñu bopp waa tuuti da ngay déglu waa noppi naa da ngay déglu maa ngi lay may nga pare non da ngay déglu nag parce que am na yenn yoo xamante ni saboté lañ nurul quoi ci wàllu développement soxna yi moom wax na liggéey bi nga xamante ni mairie bi def na ko pour dimbali soxna yi ñu jëm ci kanam moom li mu wax ci côté développement yow loolu nga gis wala le contraire la. nekkul xam nga lu tax nekkul benn groupe de jeunes la femme boo xam ne seen bopp lañ fi nekkal man sama récépissé nga la 2013 laa ko am fii ubbi sama association tudde ko réseau ànd liggéey ñu ngi nii toog man mosuma xaar financement état. ndax xam nga lu tax ñun ñoo doon dajale li ñu doon am di natt par 1500 xam nga ne man ma toog ñuy natt ay 1500 par dimanche tous les dimanches li may wax ku ko weddi dimanche ñëwal sama kër 17h 1500 la ñu natt bu ñu nattee dañu koy jox 2 personnes ku nekk dina am 75000 et quelque nga yóbbaale ko bu ñu paree fexe nañ ba ñun départ bi ñu amoon pour liggéey si comme nee na man bu ma wax li ñuy def. ñu am départ boo xam ne ñu commencé si def ay préfinancement 20 000 francs lañ doon dépense. soxlawu leen xaalisu mairie pour liggéey. soxlawuñ ko parce que ñun ñu ngi liggéey suñu bopp xaaruñu mairie xaaruñu woon kenn depuis 2013 ñu ngi nii tabaski bi ay millions la ñu séddale millions laa la wax de parce que xam nga lu tax nit da ngay amal njariñ sa population da ngay liggéeyal sa population te man nee naa leen li tax ma dugg si politique lenn la j'avais pas le choix parce que dama gis loo xam ne c'est de l'injustice. lii nga xam ne dañ ko war a delloo askan wi dañ leen ko war a delloo boo gisee mu ne man si Mbaye Ndiaye laa nekkoon man j'étais derrière personne man président Macky Sall laay liggéeyal kon bu coordinateur ñëwee fii ñu teg ko fii muy Mbaye Ndiaye liggéeyalu ma ko il faut que ça soit clair nee naa ko xam nga dene man dama fi toog di wax sama bopp man wax ma sama bopp parce que dama ne man damaa am métier sama métier nag bu ñu ma ko laajee dinaa leen wax lan la te man noonu moom vraiment franchement Ndiaye Dos ñun métier moom
intéressé wuñu métier woo moom intéressé wuñu vraiment sa métier moom intéressé wuñu ñoom nañu ñu rek pour sa bopp nañu ñëw ñun parcelle la ñuy wax waxtaanu parcelle man le 1er mai damay def journée de distinction primé samay chef d'équipe yëpp fii benn xale bu jigéen taxawaatul boo demee Dantec ñu nga fa boo demee principal ñu nga fa boo ñëwee Albert Royer ñu nga fa Ndiaye Dos loolu mooy jariñ sa askan moom xëy na boppam lay wax mais man du ma wax sama bopp xam nga lu may wax mairie bi nga xam ne commune bi nga xam ne moo porté Parcelles Assainies man moom laay waxee pour wax la wan la oui ma pour wan la exemple biir koñam moom bi mu dëkk nga xam ne ci biir koñam la dëkk fa lay yeewoo muy unité 26 jeunes ya fa nekk yëpp mairie bi moo leen jël ñuy liggéey ñu ngi nii toog jug leen taxaw ñi bokk seen daayira ngeen jël ma ne xoolal li ñu am emploi unité 26 amuñu mairie bi li mu am emploi unité 26 li fa jógee dugg ci biir unité 26 amul marché amul marché amul unité 26 beneen bi ci des mooy beneen bi ci des mooy man su ne ànduma ak Mbaye Ndiaye vraiment man damay xaw a jaaxle parce que kii biñ koy fii dégg ci Parcelles Assainies ñun Mbaye Ndiaye lañ ko déggee woon partout fu Mbaye Ndiaye jëm topp ci ginnaawam tey Amadou Ba lañ ko déggee. ma ne mais Amadou Ba mooy coordinateur Parcelles dañoo nekk ay nit yoo xam ne ciment lañ fu ñu déjà mu nga Mbaye Ndiaye dafa jeexal moom kooku seen problème la Mbaye Ndiaye dafa jeexal seen problème la ñun ñooñu moom loolu moom leeruñu mais nag xam nañu daal Amadou Ba moom dañ koo parachuté indi ko Parcelles Assainies inscrireul ci benn liste. d'accord mais pour ma wax la dara lu gën a leer démb li ñu def fii loolu moo gën a ñaaw te bon démb xam nga nañ def transporter ay nit ay jàmm gën jak saaw jalaaw calaaw bu tudd jàmm gën de non jàmm gën fa la dëkk non déedéet bul tudd jàmm gën nag jàmm gën laa la wax ay couleur desatul jàmm gën ñu indi leen ci mairie bi indi leen ci suñu état civil leen ñu fi inscrit loolu soxlaawuñ ko ay faux résidence ma ne loolu am na fi démb boobu seetaan nga ko TFM seetaan nga ko Parcelles Assainies la ki fi fal waa Parcelles ñoo lay fal ñun nag macha allah fal nañ ñu suñu premier mandat falaat ñu suñu deuxième mandat suñu troisième mandat tamit buñ ko bëggee dañ koy amaat. ma ne yow da nga jàpp ne Ahmadou Ba kon moo fi indi ñooñu. moo ko fi indi c'est clair sa frère am Abbas moo fa nekk ak Ouzin Sakho télévision laa nekk di wax frère am Abbas moo gaare 4x4 am ci buntu bi ak Ouzin Sakho ak Tamsir. ma ne Ndiaye Dos loolu ay preuve la yu leer Ndiaye Dos devant le commissaire. ñoom devant le commissaire xoolal. dañ leen mujjee wooyu mu ñëw fekkee ko ak devant le sous-préfet. li may wax kon lu leer Ndiaye Dos loolu muy wax moo bëgg leen a xamal ne leen Parcelles ki koy gagné day dëkk Parcelles référendum bi moo leen jaaxal ku dëkkul Parcelles référendum bi moo leen jaaxal gis nga ñoom loolu ñuy wax ñoom lañ ko gisee parce que du dañ ñëwoon inscription génn ba tey si ngoon ñu ngi doon inscrire waaw tey lay jeex à minuit 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 donc xam tey lay jeex à minuit affaire bi sur le loolu wax terrain nañ ko ba pare affaire bi sur le terrain moom loolu ñun ñoo ko war a wax ñun ñoo dëkk Parcelles mine terrain ñaari élection ñoom xam nañ ne APR ñoo leen fi teg wax naa leen ko xam nga lu tax APR dañu divisé woon ay 4 listes divisé wu ñëpp xamoon nañ ne APR kenn àndatul woon 2009 xam nga 2009 kon xanaa ñoo ñu fi teg erreur lañ leen fi tege erreur dina répété wu erreur dina répété wu yow respecté woo waa Parcelles sax 2014 yow respecté woo waa Parcelles boo naan erreur lañ ñu fi tege te ñoom ñu def seen choix ñoom waa APR ñoo leen fi teg choisir ki ñuy candidat bi ñu choisir voté ko nga ne respecté nga ne erreur lañ fi tege respecté woo waa Parcelles dernier mandat xam nañ ko yow respecté woo waa Parcelles bii mooy seen dernier mandat lenn laa lay waxal de Ndiaye Dos pour mu leer dama la bëgg a xamal ne la Ablaye Diack moo gën a na dur gis Ablaye Diack PS 96 na ma may ma ñëw politique Abdoulaye Diack bi nekkoon PS parti socialiste daan politique fii Parcelles bu Kaolack amoon base fii Parcelles ay lamu or sax indi na ko Parcelles te terewul ba mu fa ba ca jamono yam koy def ca 96 ñam doon jàmmaarloo dañ koo fët pour wan la ni la Parcelles Assainies xaalis yoru ko. voilà d'accord léegi xaalis benn question temps bi jot na Parcelles Assainies xaalis gañewu ko. xam nga man li ma jaaxal si taxawu Ndakaaru la yem man bu ñu ñëwoon taxaw Sénégal sax ma mën a wax mais taxawu Ndakaaru boo gisee ci benn lay commencé te mën nañoo wax ne xoolal taxaw Dakar ba muy dem dañ ne mënu ko ba ñuy dem dañ ne mënu ko mu fët leen yéen ñëpp defu fi dara mu fët leen yéen ñëpp ba ñuy dem taxaw Dakar da ngeen ne mënuñu ko ñu fët leen yéen ñëpp tuuti ñu déglu di ngeen ko clairement dinañ ko ci delloo 14000 voix yi ñu faloon yi ñu gañoon di ngeen ko réglé référendum bi 14000 voix yooyu la ñu amaat léegi te code sanction dafa am nit ñi voté wuñu voté wuñu yéen Mbaye Ndiaye ak Moussa Sy ci ñetti maire yooyu yow kan nga jàpp ni moo gën a liggéey lu jëmmal Parcelles Assainies gis nga Ndiaye Dos loolu moom si waxee damay kontaan gis nga loolu nga wax ni si mandat Mbaye Ndiaye si lañ commencé woon tali yi ñuy wax naan ñoo ko eggali
Mbaye Ndiaye moo ko fi commencé def fi état civil bi yaa ngi dégg commencé fi tali yi ñoom ñu ñëw eggali ko ñoom foofu la ñem. yow yaa wax sànq yow yaa wax ci sa génn sànq ne Mbaye Ndiaye def fi dara. xaaral man waxuma la ko de déedéet egguma foofu de dama ne la man Mbaye Ndiaye la tax ma àndoon ak ma moo fi nekkoon coordonnateur ba ko président dekkee autre fonction ñu teg fi Amadou Ba mu nekk coordonnateur APR man le président de la République Macky Sall moom laay liggéeyal donc loolu moo tax ma ànd ak Amadou Ba mais dama lay wax ne ñoom 3 maires yi fi jaar exercice yi ñu fi jaar yëpp Mbaye Ndiaye mi nga xamante ne ñun doon nañ ko jàppale sax li mu réalisé fii au niveau des Parcelles Assainies moom Moussa Sy def ko moom na teg loxoom rek ne ñun lii lañ fi def na ko teg loxoom. léegi ci 3 maires yi Tete Diédhiou Mbaye Ndiaye ak Moussa Sy c'est vrai que ni Moussa Sy ngay wax. mais Mbaye Ndiaye moom Mbaye Ndiaye wàllam wéy na kenn waxatuli waxam parce que moom mandaam avant moo jeex 3 mois pour ñu dem élection te dañ ko yokkaloon 2 ans 3 mois pour mu dem élection Parcelles Assainies vomier nañ ko parce que def na fi ay toj-toj ak équipe bi mu àndaloon. toj-toj yu demee noonu mooy bari na luubal na ba dañ ko dàq ci mairie bi égalewul mandaam. égalewul mandaam bari na mënu ma toog fii di ko cité. mooy li ñuy def actuellement mais budget boo xamante ne yow mënoo teg sa baaraam fenn ne mënu ma toog fii di ko cité suñu terrain tàkko faal bii rek preuve la ci suñu terrain tàkko faal bii dañ ko jël jaay ko ñaata milliards tàkko faal dégg nga tur bi terrain bi Moussa Sy moo ko ñafe di ko ñafe ba nangu ko ci état bi delloosiwaat ko waa Parcelles Assainies te Mbaye Ndiaye jaayoon na. ma ne ñu war fa tabax ñu war fa tabax rajo municipal bi ñu war fa tabax ñu war fa tabax hôpital 200 lits budget bi mi ngi nekk sur place rajo municipal bi muy wax Mbaye Ndiaye daf ko jël def ko ci turam dafa jël rajo bi def ko ci turam te commune bi ñoo ko moom lii moo tax rajo bi mënagul a dem ñu nekk ak ñoom ci justice di débattre ak ñoom di récupérer terrain buy jar ay 9 milliards loolu la ñuy récupérer rajo bi day ñëw bien yi ñu fi jaayoon yëpp day dellu si te lépp dina ñëw incha allah parce que ku xam Moussa Sy xam ne du luubal xam nga ñaata signature bii nag mandat bi mu ngi bëgg a lang Moussa Sy te léegi mu terminé signature ville de te Dakar waxaguñu fi ba léegi li ngeen fi def 7 signature ville de Dakar yoroon na ko ana liñ fi inauguré liñ fi def kay wax naa la ko parcelle booy ñibbi fu la neex jaar ma ne la parcelle booy ñibbi léegi nii fu la neex jaar moo nekkoon seen boo siège demee leer nañu de parcelle yëpp a leer yëpp a leer léegi ñëw ci côté sécurité santé bi muy wax waaw léegi ñëw ci côté sécurité dotation waaw médicament léegi côté sécurité côté sécurité. waaw voilà étudiants yi ko waxaa du ma ko wax étudiants yi nee nañ bourse yi ñoom ñoo ko wax ñu ñëw ci côté sécurité Parcelles dañu leen bàkkee que ni dafa bëri ay dealers que ni insécurité bi daf fi bëri. dëgg la ci wàll woowu yéen lan ngeen ci liggéey. dëgg la côté sécurité moom ñun defe naa ne en tant que mairie éclairage public rek lañ mën a def ak ut ñoo xamante ni ñoo ngi organiser wu ci koñ yi di préparer wu di defar di organiser seen ay koñ. sécurité moom defe naa ne bu éclairage public amee. ndax Parcelles Assainies kenn à partir de 20h kenn ñemewul woon dox. sécurité mais Parcelles Assainies boo demoon ba 5h du matin bu la neexee nga for puso. koñ boo dugg. waaye ma ne koñ boo dugg bu la neexee nga for puso. koñ yëpp a leer. ma ne kon defe naa def nañ dara ci sécurité. te sécurité mënul passé loolu. Ndiaye Dos kantaan ak yeneen yi am Parcelles dëkk la boo xam ne ku nekk da nga fi ñëw toxu ku nekk da nga fi ñëw dëkk si. ku nekk da nga fi ñëw te rëy na yaatu na mais mairie bi lim ci def defe naa ne amul benn mairie booy dox guddi benn commune booy dox guddi. ñemee dugg ci koñ yi amul. ma ne Parcelles Assainies heure bu fi duggee da ngay dee. Ndiaye Dos xam nga man boo ma dee wax man dama foog ne Moussa Sy sax lañ may tegal fi ma wax moom. non Moussa Sy du wax ak yow Moussa Sy du wax ak yow ah. man moom laa doon Moussa Sy du wax ak yow. Moussa Sy laa doon xaar. yow Moussa Sy du wax ak yow. xam nga lu tax. Moussa Sy xam nga lu tax. mais yow yaa ngi may sa bopp buzz ah. yow yaa ngi may sa bopp buzz. yow tekki woo dara Parcelles Assainies yow yaa ngi may sa bopp buzz. yow tekki woo dara Parcelles xam nga la def. forme yi nga xamante ni bii rek la ñuy wër. ut ay sécurité ñu topp la foo jëm ñu topp la yow tekki woo dara. yow yaa tekkiwul dara yow yaa dul dara yow ak jaxasoo la ñuy wax ay ñeneen ak ñeneen la ñuy wax ay Fatou Thiam loolu la ñuy wax te yow kenn xamul ak Parcelles tekki woo Parcelles dara dara xamul nga xamee xamee wuñ la dara social ma ne gisuma ko man gisuma ko social. waaw man gisuma ko social. non man gisuma ko social. gisuma ko social fan. sama entreprise sa social mooy lan. ma ne social mooy lan.
jox ma sama entreprise. sa social mooy lan yow sa buzz ngay wut. yow buzz ngay wut. man sama entreprise la ñun entreprise mairie la ñu yor di recruter jeunesse bi xoolal ñun jeunesse Parcelles Assainies la ñuy recruter ñuy liggéey. man yow mënuma jënd man pour ñu jënd ma ngay wut pour sa bopp mais xoolal du yomb de. li ma la wax bokkuma APR mais ma je sais très bien que ni waa APR bi nga bàyyi yow nga dem li nga bëgg dafa yomb. au-dessus des sens. loolu moo fi nekk dafa yomb yow buzz ngay wut pour sa bopp. dama bëgg xoolal Ndiaye Doss man lii sax dama koy lem xam nga man nee naa leen yooyu muy wax sax ma dugguma xam nga lu tax dugguma ñun dañu wax 20 ans mais qui dit 20 ans war naa wax 20 ans de réalisation may leen ma tuuti ku ne 20 ans xoolal ku ne 20 ans non may leen ñu tuuti xoolal waay bu leen yàq émission bi. Ndiaye Doss dama respecté population Parcelles Assainies xam nga sànq dama la wax ne man kenn mënu ma jënd ndax xam nga lu tax genre yu mel nii ñoo tax ma wàcc di politique ndaxte xam nga lu tax il vit de la politique politicienne boobu man dafatuma ko xam nga dañu wax may leen ñu tuuti dañu wax 20 ans mais 20 ans dafa war a ànd ak 20 ans de réalisation. 20 ans où sont les réalisations. 20 ans de réalisation te 20 ans yëpp inauguration la Ndiaye Doss. Ndiaye Doss benn rek du 13 au 24 inauguration la. lii mi ngi nii leer ma ne lii kenn nëbbu ko mi ngi Ndiaye Doss dama la bëgg a wax ne 20 ans de réalisation 20 ans de inauguration. nawetaan yi laa la wax de jeunes yii amuñu fu ñu footballé. duñ ko am parce que stade bi yéen a ci teg seen tànk. te nawetaan yi stade bi yéen a ci teg seen tànk. stade bi yéen a ci teg seen tànk. xaaral beneen bi. stade municipal bi yéen a ci teg seen tànk. 26 stade municipal bi yéen ciy teggi seen tànk bu dem teggi leen ci seen tànk. man bu ma xëyee damay teggi leen ci seen tànk. mais lu fa naan parcelle xam naa ko. mais dama lay wax ne parcelle kenn xamu la. unité 26. dëkkoo parcelle unité 26. dëkkoo parcelle yow transhumant nga rek comme Amadou Ba. transhumant nga comme Amadou Ba. waaye dama fa dëkkoo parcelle. am fi doom. wax ma Amadou Ba fu mu bindu. sama kër lycée électoral bu Amadou Ba la inscrire woon ma ko. na ma woon Amadou Ba fan la inscrire ci Parcelles Assainies na ma ko woon. Amadou Ba fan la inscrire ci parcelle ban liste woon ma ko. fii la Massa yow nga naan Moussa Sy du toog ak yow ah. Moussa Sy du toog ak yow. 20 ans. yow loolu tuuti nga ci kanamam yow da nga tuuti ci kanamam man tuutiwuma si moom parce que ñoo ko fi teg. tuutiwuma si kanamam te man moom laay laaj. man mi ngay wax waaw moom du sa moom laay laaj. 20 ans Parcelles Assainies am na 20 ans. waaw mu wax ñu am li na mu ñu 20 def. ans léegi au-delà de 20 ans yi dara lan moo war doon taxawaayu mairie bi taxawaayu askan wi ngir parcelle mën a dem ca kanam. Ndiaye Doss loolu moo tax ñu ne la ñun dañuy def pencum parcelle d'après bi ñu defee suñu réalisation yi ma fi lim sànq. na si dellu si réalisation yi na si wax amul réalisation de. d'après bi ñu defee suñu réalisation yi ñu fi def. amul réalisation municipal bi nga xam ne APR ñoo ci teg seen tànk. waaw yow pour mu bañ a dem ndax Diop si dafa bokk ci ñoom. def nañ fi piscine tabax nañ fi piscine. def nañ fi foyer. nan lañu def nañ fi jardin te ñu ngi fi yeneen projet yu ñëw yoo xamante ne ñu ngi fi. école yi boo ñëwee école boo dem école yi fi nekk ñu koy jël di ko photo di ko dugal ci école yëpp ñu ngi nekk en réflexion. chaque année dañ leen di jox subvention ci école bi jox leen ay dotation lépp fourniture boo xam ne école bi da koy soxla télévision laa toog di ko wax. dañ leen koy jox. waaw mais kii bokkul ci émission bi na noppi. mi ngi saboté. waaw d'accord. waaw doo wax sa kii mu noppi wax ko mu noppi wuy ma genre yi rek lay àndal genre yi wax ko na leen wax ñu noppi ay suq lay jëm fu mu jëm rek day wut ay suqam ñu topp ko. Ndiaye Doss nañu ñëw à la réalité may leen ñu tuuti rek ñu ñëw à la réalité xam nga wax nii xumbal nii bare na mais il faut que ñu teg ay projet yu concret yu positif non attends yu positif xam nga mairie du caaxaan institution la te ñoom mairie bi la ñu jël def ko siège te mairie bi warul nekk siège fii institution la fii lu ñu soxla fi lañ ko war a ëttee yaa ngi dégg hôtel bi hôtelu jàmbur la dañ ko luyee di si fay suñu xaalis voilà mais fii dañ ko def siège te lii lépp ñëpp fi ne waa Parcelles Assainies ñëpp ñu fi ne donc xam nga li ma bëgg mooy ñu bàyyi naxante bi mooy ñu def fi lu concret maanaam def ay réalisation parce que jeunes yi ñu ngi toog di leen xaar le sous-emploi est là xoolal couche vulnérable yi xoolal couche vulnérable yi ñu ngi fi toog tey déjà ak population Parcelles Assainies xam nga ñaata lañ
nombre d'inscrits 95 000 personnes lañ mais ñooñu benn hôpital bi mën na leen a yor te hôpital bi maanaam tey normes yi nga xam ne moom la war a am comme dans les normes xam nga xam ne boo feebaree doo jéggaane Parcelles dem feneen nga war ko fi am mais Parcelles Assainies gi yëpp bu ñu fi jógee ñu nga principal ñu nga hôpital Dantec parce que ba tey amaguñu hôpital bu répondre aux normes de la commune de Parcelles Assainies xam nga donc beneen bi nee tuuti rek ma ñëw beneen bi mooy il faut qu'on se défigure le visage nañu waxante dëgg bu ñu naxante ku nekk xam na ku la man ku nekk xam na ku la man de ndax li ñu def nii ñoo ko gën a xam nee naa la man j'étais pas fait pour la politique kenn mësuma gis politique mais genre yu mel ni ñoo tax ma génn di politique parce que man politique yóbbuwuma xam nga ne dama fi toog pour dañ may jox dara mais parce que xam nga lu tax man dama amal sama askan njariñ te buñ ma waxee sama askan la laa si def dinaa leen mën a wax lii ak lii ak lii ak lii ak lii laa leen def waaw xam nga lu tax benn groupe xam nga lu tax il faut créer des emplois te man bu ñu tegee sama loxo mën naa leen wax ñun ñaata emploi lañ fi dugal fii Parcelles Assainies bi fii rek Amadou Ba ñëwee ak léegi. di gërëm di leen sant mu nekkoon seen émission li ci réew mi non dafa ndànk ñu ngi leen déglul indi micro bi. non indi micro bi rek. non indi micro bi. suuf si ñu ne ko bale bu indi micro bi. indi micro bi rek dinaa la ko delloo indi micro bi. mu nekkoon seen émission li ci réew mi ci la première télévision urbaine du Sénégal fii ci Parcelles Assainies seen ñaar fukki at ba ñu doonee commune moom la ñuy màggal dégg ngeen waxtaan wi c'est vrai que ni waxtaan la wu yenn saa yi dafay mel ni xuloo waaye ku ci nekk na muy waxee day défendre la mu gëm kii mi ngi bokk taxawu Ndakaaru ñoom ñoo jiite mairie bi kii mi ngi bokk APR ñoom ñoo ne ci nguur gi donte ñoo ne ci nguur gi waaye dañuy xëccu ngir mën a jiite Parcelles Assainies kàddu yi ngeen doon dégg ci ginnaaw lu war la itam parce que ku nekk ci ñoom bi muy ñëw ànd na ak ay nitam kon boo ànd ak say nit boo waxee faw ñoom it ñu yëkkati seen kàddu ndax bu ñuy yëkkati seen kàddu duñu ko tey ndax far moo demee noonu ñuy gëm ni fii ci Parcelles Assainies muy madame Sow muy tuuti muy ñi toog muy yéen ñii di seetaan it li leen tax a jóg te ngeen njañse ko ngardaaju ko muy de seen engagement moom moo di Parcelles Assainies jëm ca kaw ak ku mën a doon ci yéen loolu moo leen yitteel moo tax ngeen di jël matuwaay yëpp kàddu yi itam bu dee am na lu ñagas ku ci gis boppam ñu ngi ciy jéggalu bu baax a baax li ñu tax a jóg mooy defar bu dee itam am na ku lu ñu fi wax gis na ni moom gis na ci boppam la mu waroon a laaj nañu ko la waroon na leer ci boppam leer na ci boppam nañu ko sante yàlla du man du ñoom du Sen TV du Moussa Sy du kenn sunu borom la moo ñu kartanal invité yi kartanal yéen ngeen am dégg-dégg ba lépp lu ngeen ci mën a déggee mu doon njariñ ngeen mën koo jëfee. mu nekkoon seen émission li ci réew mi ci la première télévision urbaine du Sénégal jàmm ak jàmm ba beneen yoon ci Sen TV la chaîne leader. ne nous intéresse pas fii nii voilà léegi loolu moo lay wax ni la ma la wax sànq ne la moom gan la Parcelles dëgg la moom gan la Parcelles parce que bu naan maire bi non yow yaa ma xamul moom gan la waaye du ma gan Parcelles du am 20 ans man sama doom bu góor fii la juddoo moom gan la Parcelles parce que bu naan maire bi du fanaan Parcelles moom wax ma fa lay fanaan maire bi unité 11 ak mu ngi ni këram ma ne fanaanu fa fi mu dëkkoon ba tey fa la dëkk mujjee su ko génn beneen bi des mooy li mu ne def ne nañ ko wax ñun li ñu def ci Parcelles mën nañoo toog di ko lim ba suba te duñu pare ñun Parcelles Assainies dama koy commencé ci unité 26 bi mu dëkk. wax kay buy génn këram di dem du dox ci suuf. benn tali boobu budget boobu kay lañ jafe même rek ma eggale buy génn këram di dem. du dox ci suuf waxaat leen ma feneen. bu da am toll woon nañ ay jamono foog naa ne talon sax kenn ñemewu koo sol biir Parcelles Assainies kon tey bu ñu demee ba nga xamante ni Parcelles tey jii ñoom ñu dëkk 26 defe naa li may wax xam nañ ci dara parce que ku dëkk Parcelles Assainies rek danga naan 26 mooy ville bi wàññi boo gis ci benn la commencé foofu la ñu commencé. Parcelles Assainies nag def nañ fi dara defuñu fi dara loolu moom kenn du ko naat table loolu mi ngi mel na nga naan gumba sol na baat bët mais def ngeen fi dara mais barki Demba Ndiaye dafa ndànk rek barki Demba Ndiaye dégg naa Khadim Gadiaga muy kaas seen stade municipal bi nga xamante ni parewul loolu tam c'est un problème waaw loolu am na
mais stade municipal seen maire Moussa Sy wax ni xaw ma nangu na affaire yi ci Diop Sy xaw ba am na coow yoo xamante ne am na ci. du Diop Sy moo njëkkoon a yore marché bi defe naa Touba Sy la. non amul defe naa de. dama lay bëgg a wax rek ci maire bi nga nekk daa war a leer de li ngay wax amul defe naa de defe naa de lu ma leer laa lay parce que dama bokk conseil municipal di am dossier. xam lan moo xew kon foog naa ne mën naa jox dama ne la stade bi Touba Sy la moo ko njëkk a yor comme entrepreneur ñu dem ba ci biir mënu ko liggéey mais stade bi du xaalis moo ko tere mu egg budget bi koy liggéey mi ngi tege sur place promoteur bi dañ ko fay ba di ko topp ay amende yu mu war a fay commune bi ñu résilier suñu contrat muy 300 et quelques millions yoo xam ne fi mu nekk nii ñun daf ñu ko ameel pénalité muy Diop Sy mën naa koo wax yoo xam ne fi mu ne nii daf ko war a fay commune bi kon xaalis terewu ñoo tax te ñun sax tabax stade Ndiaye Doss du suñu wareef. ci la bokk waaw mais du suñu wareef stade municipal. mais du suñu wareef dama ne la municipalité mën na ci dugal loxoom 19 communes yi wan ma kan moo fi tabax stade nee ma rek maire bi moo fi tabax stade amul. maire Yoff bu ko neex fois ñu teg seen bët en tant que ministre. wàcc sur le terrain di politique di jël loo xamante ni campagne oui ou non bi fi jaar yow Ndiaye Doss oui ou non yàgg na la fi fekk est-ce que li nga gis ren ci oui ou non bi mës nga ko gis. ci campagne rek moo fekk ak bii muy ñaar. est-ce que mës nga ko gis kenn mës ko gis c'est la première fois nit gis loolu man maa ngi yow ñoo yam benn ma fekk ak bii mais li ma gis ci oui ou non bi mësuma ko gis ci benn élection oui ou non franchement en tant que ministre nag yore suñu budget vraiment loolu moom désolé ñun ñëpp moom affaire bi moom. doy na waar daal. ñu ngi lay gërëm mais par rapport ak 20 ans yu Parcelles Assainies est-ce que yow gis nga pertinence su màggal gi. man de Ndiaye Doss da nga ma wax loo xam ne man dama kontaan xam nga dama ñëw fii lire tableau bi gisuma si lu dul inauguration foyer des jeunes rue Papa Assane Diop ñoom ñu def fi 2 mandats ñu ngi duggaat seen 2e mandat dama leen di laaj ana lu ñu fi def ana lu ñu fi def fii si Parcelles ana lu ñu fi inauguré. yow yaa ko laaj. waaw xam nga lu tax. ñun Parcelles commune bi dina ne moom commune yi dañuy roy Parcelles lan la ñuy roy Parcelles parce que xam nga lu tax Parcelles dañ ko dotee budget boo xam ne amul benn commune bu ko am yor xaalis ñoom dañ leen fay parce que patente yeeg li nit ñuy fay contribuable yi foog ñu fay leen bu ñu leen fayulee coow jàppaleen ndax xam nga lu tax duñu ne ñàkk nañ ñaata boutique ñoo nekk fii ñaata investisseur ñoo nekk au niveau des Parcelles Assainies ñaata banque ñoo fi ne où est cet argent ani xaalis bi ani lañ si investir ani ñoom li lañ liggéey fii au niveau des Parcelles Assainies def nañ fi pavage de seen diggante bi seen couloir 500 mètres carrés yi si c'est bien vrai li ñoom ñoo ko fi def. mais rafet na de. rafet na waaw baax na mais fi la yem fa waxaat ma fi ren fu mu am fan la am si Parcelles Assainies ndax xam nga lu tax ñoom seen 20 ans yi xam nga lan la ñu waroon a def toog fii nit ñi fekk leen fi ñu oññeeku li leen nit ñi joxoon ñu delloo leen ko waaw xam nga dañ ne Amadou Ba dafa ñëw déranger fi Parcelles mais Amadou Ba dañ fi am 150 mètres carrés comme tout le monde ma am fi 150 mètres carrés ñoom ñu am fi 150 mètres carrés kon fi la dëkk kon war ñu mën a wax sax ndax Amadou Ba dëkk na fii waawul déet ñoom seen maire fan lay fanaan Almadi may ma tuuti seen maire Almadi lay fanaan dëkkul fii. d'accord dëkku fii d'accord. dëkku fii Ndiaye Doss ma dama bëgg mu wax ma Amadou Ba fan lay fanaan ci Parcelles Assainies 150 mètres carrés mu won ma ko. la personne de Amadou Ba nan seen nekkin ak seen doxalin ci wàllu liggéey bi daañu ko jéem a càmbar ci émission bi donte dina gàtt lool ponk yi ak ñu ne mel ngir waxtaanee ko dañ ci ànd ak Tuuti Mbay bokk ci taxawu Dakaaru ñoom nag ñoo yore maire bi si sa tembe Tuuti Mbay ñu ngi lay nuyu. Ndiaye Doss ñu ngi lay fay bu baax di la dara. dañ ci ànd ak madame Khady Diop Sow bu APR madame Sow ñu ngi lay nuyu. Ndiaye Doss maa ngi lay fay comme ni ma ko waxoon sànq rek di profiter ci occasion bi di nuyu suñu coordinateur monsieur Amadou Ba moom mi nga xamante ne bi mu ñëwee Parcelles ci la carte gi leer maa ngi lay fay. lu carte gi leer nu mu leeree yéen ñu fëgg leen ba seen. fëgg xamu leen yoon wi nga naan ay Amadou Ba. Ahmadou Ba lu mu mën a indil Parcelles Assainies. 5 jours la fi def. micro bi. def fi kenn deful 5 jours lañu campagne fii ci référendum bi am na résultat bu leer nañ boo xam ne kenn du ko werante. référendum ngeen di bàkkoo. waaw mais moom lañ fi di fekk référendum di jaar jàll. waaw même lañ fi fekk ko dafay sax yéen waxuñu leen ci élection locale yu ñu leen fëgg. xaaral ñu jël ay référendum yoo xamante ni takk ndeer la. waaw mais xaaral li si des di ñëw parce que xam nga élection dafa am période te période bi ñu tombeel période référendum la tombeel élection législative yi mu ngi ñëw élection présidentielle mu ngi si yoon bi yooyu yëpp ñu ngi koy toog di ko xaar. Ahmadou Ba bu leeroon koppar yu réew mi mooy gën a leer mooy gën a baax ci askan wi. loolu waa FMI xam nañ si dara
waa BAD xam nañ si dara waa Banque mondiale xam nañ si dara loolu boo ma si laajee dama siy kontaan ndax man mi nekk si économie bi xam li nga xamante ne ñun moom lañ fi fekkoon doon ko liggéey si pendant régime yi fi jaar ma fekkee ñetti régime yoo xamante ne amul benn boo xam ne liggéeyu mag moom ñii liggéeyul ñoom ñoo si mën a bañ a wax dara waaye man am naa si bilan bu leer nañ. dette intérieure bi bëri na entreprise yu ci bëri ñu ngi tëj li ko waral duñ business wax nañu lu wér te wóor que ni Sénégal coow li moo bëri rek mais ci réew yi nga xamante ni ñoo gën a dellu gannaaw Sénégal ci la bokk cela veut dire que ni régime bi fi nekk seen liggéey ni mu waroon demeewul noonu c'est-à-dire attentes yi askan wi waroon na doon am ci ñoom gisuñu ko ci muy maanaam Macky Sall ak gouvernement am dañu tas yaakaaru askan wi nañu ko wax. xam nga loolu lu ko waral dette antérieure bi ñu fi fekkoon terewul tey ñu yóbbu suñu économie à 6,7%. c'est rek moo am 20 ans mais communes yi nag ci Sénégal yëpp am nañ 20 ans. waaw ñun nag parce que ci décentralisation acte nañ jël 96 ak léegi ça fait 20 ans donc commune d'arrondissement yëpp yi nekk actuellement nii commune de plein exercice am nañ 20 ans mais particularité bi lan la war a nekk ba Parcelles Assainies mën a màggal 20 ans te ñeneen ñi màggaluñu c'est-à-dire am na lu war a mën tax. waaw am na lu tax parce que ñun li ma la wax léegi rek moom laa lay wax dañ di commune boo xamante ne yamuñu ak benn commune parce que ñëpp xam nañ ne acte 3 jaar na fi. acte 3 jaar na fi déjà communes yi nga xam ne ñi ngi am problème mu fay seeni agent ñooñu amuñu jot ne dañuy màggal seen 20 ans commune ñun nag yàlla dimbale nañu ba masuñu ameel benn agent bu nekk ci mairie bi salaire te lépp loo xamante ni lu ñu war Parcelles Assainies la ñi ngi koy def comme ni nga xamante ni noonu la ko mairie bi war a defee ñi ngi koy def loolu moo tax nag ñu xalaat que ni ci suñu 20 ans yi war nañ ci mën a toog jàngat ci suñu commune waxtaan ci bañ nañ ko ba pencoo lañ ko tuddee Parcelles Assainies ñëpp ñëw ñi nga xam ne ñoom ñoo daggoon parcelle ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon njëkk a nekk ay femmes de développement ñi nga xam ne ñoom ñoo sañ ci parcelle ak ñi nga xam ne ñu ngi soog a dugg ci parcelle ak ñi nga xamante ne nag tey la ñu bokk ñëpp lañ ci woo. tey la ñu bokk. tu fais allusion à qui. waaw tey lañ bokk bi moom sama sœur bi rek laa ciy tontu parce que parcelle su ne coow li bari na mais xam nañ ne coow li gan yi ñoo ko indi mais dëkk yi ñun duñu coow. gan yi mooy kan. gan yi mooy sama sœur ki mu tudd léegi muy Amadou Ba mooy gan parcelle parce que ñun 82 lañ dëkk parcelle masuñu fi dégg Amadou Ba man dama foogoon ne APR parcelle Mbaye Ndiaye la parce que moom laa ko xamee woon moom la doon àndal tey nag Amadou Ba moom ñëw na rek coow li jaxasoo na langue yi ku dagg dikk ne Amadou Ba ku dagg dikk ne Amadou Ba te ñun Parcelles Assainies xamuñu Amadou Ba tey xamuñu ko suba xamuñu ko ginnaaw suba. nañu wax quoi ah alal ji la parce que mooy ministre boo xamante ni kopparu réew mi ci loxoom lay jaar mu am nu mu ci mën def wala xam-xam bi la ci sa gis-gis. waaw man je pense que nag ne alal ji la man je pense que ne alal ji la parce que ministre du budget bu nekk jaar na fi mais Amadou Ba lii mu def kenn mësu koo gis ci ministre du budget de l'économie des finances kenn mësu koo gis c'est la première économie Sénégal boo demee si PIB bi nga xool li fi Amadou Ba liggéey économie wane na ko. mais xam nga Mali fan la toll yéen PIB ngeen di tiitaroo. non du PIB bi ndaxte xam nga lu tax ma ne PIB Mali bi raw na leen. non Mali rawuñu de. Gambie bi léegi mu seen leen. non réew Burkina Faso mi ngi ci 2 chiffres. xoolal Côte d'Ivoire bi jógee ci guerre barki Dembo Ndiaye mi ngi ci 2 chiffres. waaw mais Côte d'Ivoire avant ça ñoo jiitu woon Sénégal Côte d'Ivoire ñoo mosoon a jiitu fii. mais ci guerre la ñu jógee. waaw mais bu ñu jógee si guerre ñoom dañu am ay ressources Sénégal amul woon pétrole amul diamant amul or ñoom am nañ seen cacao am nañ yeneen ressources yoo xam ne tey moom nañu développé ba am seen budget mu mën leen yor mais Sénégal amul loolu ñun lan lañu am phosphate lañu am amuñu pétrole amuñu woon diamant amuñu or donc ñun tey déjà li ñu def surtout le projet Sénégal émergent loolu c'est à apprécier parce que lu tax xam nga lu tax slogan la Sénégal émergent slogan la dinañ ci dellu si léegi ñu dellu si waat bàyyi Macky Sall ak nguuram bàyyi Ahmadou Ba ak liggéeyam mu jéem a joyanti Sénégal comme bi gën a mën a ñoŋ plan Sénégal émergent ñu wees slogan jëm ko jëmmal nit ñi mën cee teg seen bët dañuy dellu si ci yor ak doxalinu Parcelles Assainies tuuti ñaar fukki at yéen ngi koy màggal particularité bi lan la ba tax ngeen ni da ngeen di màggal ñaar fukki at yi. Ndiaye Dos maa ngi lay nuyu sànq sama nuyoo dafa eggul maa ngi nuyu sama collègue conseiller municipal yi nga xam ne ñi ngi fi toog muy sama yaay yi ma jàkkaarloo maa ngi leen di nuyu bu baax du public bi yëpp maa ngi leen di nuyu waa Parcelles Assainies yëpp di nuyu sama sœur Khady Diop di nuyu sama sœur yi ci gannaaw
Ndiaye Doss boo déggee ñu ne dañuy màggal Parcelles Assainies 20 ans am muy commune Parcelles mois bi lay am 20 ans muy mois de juillet bi ñu nekk ba décembre loolu yëpp suñu fête la boo xam ne dañuy màggal commune bi parce que ñëpp xam nañ commune Parcelles Assainies yamul ak benn commune ci Dakar kon bu ñu yàlla mayee. lu tax yamul ak benn commune ci non yamul ak benn commune ñun commune yi fi nekk ñëpp boo demoo Dakar 19 communes yi fi nekk yëpp ñëpp ci parcelle la ñuy jël moom lañ def exemple ñëpp parcelle la ñuy jëlee exemple. mais non dama ni particularité bi lan la parce que du